لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims. mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu saa su ne dañuy am mbégte bu mag di dellu si waat ak yéen ci seen émission album Ramadan dañu ne Happy Ramadan muy weer bu nga xamante ne bi macha allah weer wu sell la donc xam ngeen ne nag chaque fois dama fi toog ak sama frère Prince ñoo ngi koy nuyu macha allah incha allah il nous reviendra très vite waaye nag tey am na suñu beneen góor bu nga xamante ne bi macha allah mi ngi feggu ak man suñu xarit suñu doom Malcolm maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm nag ci album Ramadan naam côté bee nga daan toog waaye nag biir nga plateau bi. bu baax a baax. maa ngi lay fay. di fay sama yaay ji di nuyu Sénégal di leen wax tey honneur la bu mag. boo xamante ne si moom la ma waa RTS sagale. ma ñëw ñu ne ma sama yaay laa feggul plateau. tey defe naa plateau waxtaan lay doon mais plateau jàngat lay doon. di nuyu soxna yu yanj yi. macha allah mais tamit ñuy présenté noo mais di jàngandoo ba ci kanam. Malcolm ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax xam ngeen ne du ñu wéet saa su ne ci sunu plateau dañuy feggoog waa Afrique waaye dañuy feggoog waa àddina yëpp parce que RTS2 fu na lay dem waaye tey nag ki nga xamante ne bii maa ngi koy waaj a jox kàddu gi macha allah dafa waaxu dem ba Côte d'Ivoire bu ko defee ci biir loolu mbokk yi waa Côte d'Ivoire ñi ngi leen di nuyu sunu sénégalais yi nga xamante ne bii macha allah ñi nga ci dëkk boobu ñu yaatal leen fa bu baax a baax ñu yàgg fa lool ñu leen di wax Ramadan Karim Aïcha maa ngi lay nuyu c'est toujours un très grand plaisir à chaque fois di feggoog yow tey nag nga ñëw rek daal di ñibbi Côte d'Ivoire ga nga xamante ne bii moom ak Sénégal macha allah am na jàmm ak salaam dox na ci. trop yaa xam maa ngi lay remercier di la nuyuwaale nuyu téléspectateur RTS2 Afrique yëpp. di nuyu suñu invité bi Malcolm bi ñëw tey ci plateau bi ak Maïmouna Sy tey da nga ma réglé. Ah bon et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je sens l'onction du mariage quoi pour les célibataires. amin anyway merci beaucoup donc Aïcha ñi ngi koy gërëm di ko sant waaye mbokk yi nag bu nu nekk Côte d'Ivoire tamit sorewul Sénégal mais Mauritanie tamit macha allah sorewul Sénégal bu ko defee ñu waaxu ba foofu nuyu la famille Thiam ba fa ne particulièrement suñu nièce Bawba waaye jaaree noonu nag dem côté Nimzaat parce que foofu tamit macha allah suñu ay mbokk yu baax ña nga fa bu ko defee Maymuna xam naa ne tey moo leen di teeru bu baax. maa leen di teeru de maa leen di nuyu itam ndax man tamit Mauritanie ay mbokk dong laa fa am daanaka genn wàllu famille bi si côté yaay bi yëpp fa lañ nekk Nouakchott diggante Nouakchott ak yeneen ville yi nga xamante ne moo nekk foofu ñu am mbégte di ànd ak ñoom si émission bi nga xamante ne mooy album Ramadan ñu koy topp nag di ko seetaan bu baax di la nuyu di nuyu Malcolm am mbégte tamit di fi dalal suñu invité boo xam ne xam naa si kanam dinañ ci gën a ñëw yaatal muy invité bu jigéen bu ñu njëkk dalal ci album Ramadan macha allah nuyu itamit Aïcha mi nga xam ne tamit tey moom macha allah. RAS sans commentaire rafet na trop sañse bi. alors Maïmouna dañuy kontaan wax dëgg yàlla Malcolm ci invité bi nga xamante ne bi tey nee na mooy première invité Malcolm jigéen nag. waaw macha allah am rôle bu baax. bu nga xam ne daf koy joué bu baax ci weer wu sell wi. ma bàyyi la nga sànni ci kàddu ma delluwaat ci may bu ko defee ñu présenté sunu invité. ñu doog a ñëw ci moom. jigéen la. boo xamante ni si yaay daanaka lañ koy xoolee ci ëttu cinéma. mag la koo xamante ni si ñu bëri dañ ko rus. bu tension yu jógee mbokk ya xarit ci lu ngeen xamul. da ngay gis behind the scene. réalisateur yi dañ ko jox cër. macha allah ndaw ñi bu ñu ñëwee dañuy jàng ci moom. ndéem ci tooginam ci waxinam ak tam façon ba muy joué. artistes yu bëri bu ñu ñëwee ci jigéen ñi bu ñu ñëwee plateau. dañuy faral di def snap lu bëri. moom snapam ak feuillam la koy defee. texam lay jël di ko parkeriser. daanaka moom daara la bu ñuy jàngee ci moom xëy na après da ngeen gis lu bëri ci moom. incha borom bagaas la. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax début présentation bi may am na solo sànq maa ngi ko ciy tuq mais defe naa ne côté acteur bi daf ko ci gënoon intéressé. di wax ne jigéen première femme bi yaa ngi koy wax dafa am solo ci li nga xamante ne bi moom mooy weer wi jigéen tamit taxawaayam dafa am solo ci l'islam.
waaw taxawaay jigéen dafa am solo ci l'islam ndax bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk wuy si bokk si ñi nga xamante ne ñoo njëkk jaayante ak sang bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk tamit ci jigéen yi nga xamante ne ñoo njëkk yëkkati seen alal def ci moom sama xel dem ci sayyidatuna Xadijatu ak yeneen i jigéen yi nga xamante ne ñoom ñëpp ay saalihaat yu baax lañu kon soo ko waxee Yaxam loolu dañ ciy sawar a wax ndax jigéen dafa am place ak importance bu rëy ci société ak ci l'islam comme ni nga ko waxee kon tey buñ fi dalalee invité bu jigéen bi nga xam ne moo njëkk ci jigéen ñi ci émission album Ramadan bi moo ko ubbi yaakaar naa ne loolu mbégte lay doon muy madame Adjara Fall Babou nekk actrice nekk également comédienne fii ci théâtre national Daniel Sorano bokk ci la troupe dramatique yaakaar naa ne moom kuy wax cinéma di wax mbirum 4e art indi koo xam ne Sorano la bokk fa nga jëlee yaakaar naa foofu nga war a jëlee alors di fàttali rek nekk Sorano ak RTS2 dañuy traverser tali bi rek daal di yegg foofu ñu ngi nuyu justement le directeur monsieur Koundoul mbokk yi album Ramadan dooratina ci RTS2 du ñu def rek lu dul dem xool ki nekk ci sunu album bi Malcolm dañuy ibbi la première page xool ki nekk ci sunu portrait bi bu ko defee mbokk yi ñu dellu si waat mën a wëyal waxtaan bi. Sénégal rek juddoo fii ci Point E itam def ay voyage yoo xam ne dafa méngoog li nga xam ne moom la waajuram bu góor doon def ci àdduna wërngal këpp sama waajur bu góor nekkoon ambassadeur donc bi ma jógee fii maa ngi amoon 9 at dem fële ca New Delhi jógee foofu dem Tugal itam di continuer foofu di nekk ci école française yi mujj am bac français académie de Bordeaux léegi nag ci loolu ñu dellu si fii si réew mi dugg faculté de médecine pharmacie et d'odontostomatologie ci boobu nag laa tàmbali di jàng li ñu naan pharmacie industrielle donc am sama doctorat d'état en 1998 bi ñu jógee ci loolu continuer liggéey ci benn laboratoire bu ñu naan Johnson & Johnson Pharmaceutical ñu koy ooyee Janssen Silag 2002 ma ubbi sama yëfu bopp muy li ñu naan officine pharmacie ba léegi ci mbirum liggéey ñu jàpp ne que liggéey nañ également ci collectivité territoriale nekk maire Fann Point Amitié bi nga xam ne mooy fii nga xam ne foofu lañ dëkk ci diggante 2009 ak 2014 nekk également adjoint au maire de la ville de Dakar chargé de la santé yore mbirum faj ci ville de Dakar moo taxoon ci loolu ma nekk vice-président conseil d'administration hôpital Abass Ndao bokk ci conseil d'administration yeneen hôpitaux yi. Depuis 21 février 2013 président de la République nommé ñu yore li ñu naan agence sénégalaise de promotion des exportations muy agence boo xam ne dafa yore lépp luy produit yoo xam ne dafa jógee ci Sénégal nga xam ne fii lañ koy bayee wala fii lañ koy nappee wala fii lañ koy defaree yóbbu ko bitim réew donc di dem nag ci àdduna wërngal képp di yóbbu produit yooyu ak entreprise yooyu pour que ñu wone li nga xam ne loolu la Sénégal yore donc di yëngu nag toujours ci mbirum formation au-delà du fait que ma nekkoon faculté de médecine et de pharmacie def naa également faculté de sciences économiques et de gestion foofu laa amee sama DSS en administration publique def itam li ñu naan ENA bi nekk Canada mooy l'école nationale d'administration publique bi nekk Canada am fa li ñu naan titre maître en administration publique donc yooyu mooy yi nga xam ne ci lañu liggéey man maay porte-parole Alliance des forces de progrès AFP bi nga xam ne secrétaire général bi mooy président Moustapha Niass nekk itam ki yore Ndakaaru ci Alliance des forces de progrès yore également commune Fann Point Amitié ci weeru koor bi nag li ci ëpp ci li ñu yëngu mooy li ñu accompagner population yi parce que population yi dafa am yoo xam ne yu bëri dañ koy soxla aussi mu laaj tamit ngay déplacé wu man xam awma habitude di yónnee donc man damay demal sama bopp ci mbirum tàggat yaram nag ma li nekk ci li ñu naan kung fu krav maga ak boxe chinoise donc di yëngu ci loolu am ci ay ceinture noire yoo xam ne moom la ñuy liggéey donc tamit di ci def ay compétition itam
waaw Malcolm dañuy kontaan tey am macha allah ku nga xamante ne bii dafay nekk référence ci domaine yu bëri docteur Malick Diop waaye laata nag ñuy dellu si waat ci docteur Malick Diop dañuy dalal bu baax a baax ki nga xamante ne bii moom mooy Adjara on était tellement emporté par li ñuy wax ci moom yëpp qu'on avait eu l'impression de l'avoir salué Adjara noo ngi lay nuyu. di la dalal jàmm bu baax a baax di kontaan wax dëgg yàlla ci sa teewaay tey ci studio bi première femme bi fi commencé album Ramadan mu nekk un honneur pour nous macha allah. maa ngi lay fay yaa xam di gën a kontaan ndax li nga wax dafa neex maay première femme bi ñu invité ci weeru koor 2021 loolu moom da nga koy bind ci analyse dañ koy bind maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di nuyu nag sénégalais yëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di wax nag koor gi yàlla ba mu nekk suñu mujjanteelu koor waa di rafetlu nag invitation bi bu baax ndax nag bu ngeen defee première femme invité ko ngeen invité ku tudd Xaajara te Xaajara ndokk ci historique gu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defe naa ne wàccu leen yoon bi loolu neex na amal comme loolu neex na loolu dafa ëpp loolu profilam la xam nañ ko ñu ngi kontaan bu baax a baax waaye nag di gërëm di sant suñu rakk Maymouna si madame Guèye macha allah liggéey bi dafay rafet ba noppi nag ñi nga xamante ne bi da ngay dem di ñu leen jëlil sànq maa ngi koy junj tuuti dañu nekk ay référence ci sunu dëkk ñu nuyu docteur Malick bu baax a baax waaye am na lu bëri ci lu mu ñëw njàng mi fu mu ko defee même dem na ba sport bi kung fu donc il faut faire un tout petit peu attention à lui mais may dama lay bàyyi nga reveniraat ci ki nga xamante ne bi tey moom la ñu duggal ci sunu album bi. waaw comme ni nga ko waxee nag yaa xam docteur Malick Diop fait partie de la génération yi nga xamante ne dañu nekk d'abord ay acteurs politiques. mais di def politique bi autrement. parce que fii boo waxee ne acteur politique nga. wala politicien entre guillemets ñenn ñi di ko bañ dafa am nu ñu lay xoolee. mais moom dafa bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen naw ci ni ñuy defee politique. donc ci politique boobu wax na ko sànq yàlla def mu nekkoon maire Fann Point Amitié. boo gisee ma wax loolu nag lu tax c'est parce que dafa bokk tamit ci maire yi nga xam ne dañoo dëkk ci seen gox. loolu tamit c'est important. dafay wone valeur ak gëm-gëm gi nga xamante ne moom am na ko. ci ni muy wéyalee ak ay administré mais également ni muy wéyalee ak ñi nga xamante ne day jëflante ak ñoom docteur Malick Diop nekk tamit DG AGEPEX wax na ko AGEPEX di agence sénégalaise bi nga xam ne mooy toppatoo lépp lu jëm ci mbirum promotion exportation maanaam lu ñuy defaree fii Sénégal wala mu fekk baax fii ci Sénégal ñu koy yóbbu bitim réew mu nekk ci nag militant bu mag parce que ci biir interview bi jotuñu teg loolu sax mais mu ngi wax naan moom bien avant muy nekk DG AGEPEX sax da daan fexe ba lu muy sol nekk loo xamante ne fii la jógee ba ci montre yi nga xamante ne moom lay takk ba ci dàll yi nga xam ne moom lay takk donc vraiment c'est quelqu'un qui milite pour le Made in Sénégal xam naa loolu daal laay yokk ci présentation bi nga xam ne jot na ko def parce que daana nag wax na lépp et puis autre chose également c'est un très grand sportif yaa ngi koy wax sànq dinañ am chance dugg ci bu baax bu ñëwee ci li nga xam ne mooy sant ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax May ñu yegg si suñu xarit Aïcha May dafa wax sànq lu am solo lu nga xamante ne bi je pense que sénégalais bu nekk war na ci am taxawaay bu dëgër muy promotion exportation parce que je pense que fi réew mi toll am na lu bëri lu nga xamante ne bi macha allah suñu organisé woo dinañ ko mën a exporter ba pare bien représenter le Sénégal à l'extérieur. Ouais, c'est important yaa xam bien représenter le Sénégal def suñu ay normes def suñu publicité jaay suñu produit indi xaalis ci réew mi parce que ça c'est quelque chose d'important ba pare ki ko représenté sax il est consommé 100% local. beneen affaire tamit laa remarqué ci docteur Diop c'est que dafa dal. te day jàng. te mu ngi wax parcours am ça donne envie aujourd'hui profil docteur Diop. Ça doit être une référence pour les jeunes et même pour les personnes xam nga soo nekkee benn âge dañ la ne non yow mag nga à 45 ans wala à 40 ans tu vas aller faire quoi à l'école alors que lii ça donne envie tey soo jógee ci plateau bi dem jëli ay renseignements pour jàng journalisme wala leneen loolu laa jot jàng ci portrait alors Adjara dañuy ñëw ci yow gis nga li nga xamante ne moom la ñu docteur Malick Diop indil sànq Aïcha xaw na ko jundu ñaan ne dafa teey ne tekk ba pare jàng mu nekk lu nga xamante ne bi ay valeurs yu ñu war a véhiculer dans ce pays. effectivement parce que dafa olof dafay wax lépp loo xam ne dëgg la. dafa ne loo jàngul doo ko tari. dëgg la
te defe naa ni comme ni mu ko waxee jàng du wees te nun aussi bu ñuy am kersay jàng ndax yow kii li mu wax léegi dana day jàng donc bul ne rek dem toog ci banc de classe yi mooy jàng mais lépp loo gis ci àddina da nga koy jàng ba mokkal ko pour boo mu ko même politique bii ñuy wax da nga koy jàng boo ko jàngee ba mokk sax mën na dem ma waxuñu la nag nga dem université jàngi politique mais di mbapat boo di mbapat waaw Malcolm la mu wax dafa am solo di mbapat dans tous les domaines parce que foo dugg tamit ak i diplôme da nga fay fekk ñu nga xamante ne bi xam nañ métier bi min nañ métier bi mën nañ laa orienté donc li mu wax dafa am solo ci domaine yëpp et surtout nag moom ci nga xam ne fi mu nekk soo mappatul xëy na du nekk dans la durée sa liggéey dëggantaan xam nga comme li ngeen wax buñ ko maasalee dafay wone ni am na ñoo xam ne dañuy gëstu waaye seen gëstu dañ ko jox ak xam na ñoo xam ne dañuy gëstu tatone yaa xam mais booy gëstu yi ne ponk bi du ma ci nekk généraliste waaye dama ci nekk spécialiste dem ba bitim réew dem jàng ji sànq mu ngi dem ba wax New Jersey ñu fay jaar di nuy waale sama yaay ji maman Soda Thiam ñi nga xam te ne si dañ faa nekk ci benn bërëb pour liggéey bu ñu ñëwee Sénégal seen xam-xam boobu daanaka la ñuy indi te dañ ñoo soxal wax na côté sport man casquette politicien dong laa ko jàppee woon mais tey tamit waneen na ma ni su ma demetee ba 50 ans bëgg xam ni ñuy defaree montre dinaa jël nag dagg suma xaalis xaw ma ban réew laay dem wala suñu réew ma dem gëstu ji ko ba am ci diplôme bi def ci am solo yaa xam dëgg la gars yu bëri dañ naan la def naa formation bi wala jàng na mais amu ci diplôme tey wane nañ je pense tudd na 5 ponk yoo xam te ne si jàng na ko maîtriser na ko et puis tamit ku ñu war a gën a jox cër la alors docteur en pharmacie alors damay fàttali juste may ci li nga ñu indil tamit mu nekk loo am solo parce que wax na ba tudd Johnson te yaakaar naa ne Johnson mënuñu jàll noonu rek Johnson am na daal lu nga xamante ne bii ñoom itamit indil nañ ko ci contribution par rapport ak maladie bi nga xam ne dafa wër àddina muy Covid-19 donc structure ya mu jaar dafa nekk ay structures yu nga xamante ne bi macha allah dañu am solo di ci jaare di nuyu nag may les Sénégalais qui sont à l'extérieur di fa def liggéey bu rafet am fa ay lijaasa yore fa ay postes yu extraordinaires on les appelle à revenir aussi waaw xam naa ne ñu bëri si ñoom ñu ngi ñuy seetaan mais dañ leen di woo rek ñu dellu si waat ñu ànd tabaxandoo Sénégal ñu ànd defarandoo suñu réew bi nga xamante ne bëgg nañ ko lool te li nga wax ci docteur Malick Diop par rapport ak passage am fële nga xamante ne mooy Johnson & Johnson dafay wane encore une fois ambassadeur gi mu doon ak tamit di wane encore une fois fierté bi nga xamante ne ñun waa Sénégal war nañ ko am ci suñu doom yi parce que Sénégalais tamit yàlla daf ñoo may dara fu ñu dem fu ne day mel ni dañoo am benn biddéew daal xaw ma benn biddéew la xaw ma bayre la xaw ma cas la lan la sax Aïcha peps la xaw ma cas tout ce qui est sel tout ce qui est cafka voilà am cas am cacas ñoo mel waaw comme li may wax dafa mel ni loolu tamit nekk na lu am parce que je pense que ci domaine yëpp yi nga xamante ne bi sénégalais daf cay dugg ak liggéey dina ci dugg ak jom dina ci dugg ak professionnalisme notamment sànq on parlait de ça théâtre national Daniel Sorano mi nga xamante ne bi macha allah Malcolm parlait de formation yañ leen fay defal nekk na lu nga xamante ne bi tax na tey seen tur yegg fi mu yegg waaw xam nga ñun nag dañu def suñu formation ba am suñu diplôme ñun école des arts la ñu jàng ñun ñëpp nous sommes diplômés de l'école nationale des arts absolument ñu ñëw def théâtre parce que politique Sorano loolu la waaw donc ñun wax dëgg neex yàlla li ngay wax mbappat ñun dañoo mbappat ci loolu ba pare nag comme li ñuy wax jàng du wees parce que le fait que ngay liggéey yeneen metteur en scène ku ci nekk day ñëw indi expérience am nga jël expérience boobu donc ñun chance boobu la ñu am di liggéey ak yeneen metteur en scène ak booleeg li ñuy jàng suñu professeurs yi li ñuy jàngal ñu continuer waaw léegi bëggoon naa nga ñëw tuuti Malcolm parce que génn nga école des arts am nga diplôme yegg si na nga fi nga xamante ne bi moom mooy Sorano alors peut-être nous raconter un tout petit peu parce que fële dañ lay defal théorie nga ñëw nag ci pratique bi oui Adjara waaw xam nga effectivement école nationale des arts dañ lay defal théorie mais boo nekk biir école des fois nga gis benn metteur en scène bu ñëw soxla ay comédien nga dem def casting mu jël la nga liggéey ak moom donc yow yaa ngi def théorie mais en même temps yaa ngi def pratique te et puis foofu aussi dañ doon def chaque vendredi dañuy bàyyi élèves yi ñu def seeni choix ci seeni ay pièces def tragédie def comédie léegi chaque vendredi classe bi dañuy toog bu ñu toogee professeurs yi toog di noter comme jury léegi yow yaay def sa mise en scène bopp yow yaay jël say nu mu tudd say
acteur yow yaay choisir ki nga xam ne moom nga bëgg mu téyel la réplique bi nga liggéey ak moom ça fait que yow yaa koy présenté boo ñu toogee ñu xool la noté la def lu waxal la say faay nga jël note donc ñun noonu la ñu jàngee léegi nag bi ñu génnee école des arts aussi ñu topp yeneen troupe yi parce que génnuma rek man personnellement génnuma rek Sorano jël ma ndax bi ñu génnee dañu fekkoon sunu mag yi sunu papa yi nekk biir Sorano léegi nag ñun ñu nekk ci yeneen troupe yi nekk ci troupe yi nekk Zénith Art nekk ci film cinéma yi donc ku ñu soxla fenn jël ñu donc expérience yëpp bu ñu ko boolee defe naa ne moo gën a tax bu ñu ñëwee Sorano ñu gën a mën a toog am assise alors assise boobu Malcolm dafa nekk lu nga xamante ne bi il faut que ñu waxtaan si tuuti parce que tey nit ñi dañu yaakaar ne jouer théâtre jouer film da ngay taxaw rek te wax li la neex alors que non c'est important ñu waxtaan ci Malcolm parce que yéen ñaar yéen a ngi ci biir yéen ñii xam ngeen li may wax nit dañ defe da ngay ñëw rek sañse solu et puis voilà nga toog nga wax alors que non c'est un travail travail bu xaw metti la sax Malcolm bu metti la xam nga moom sànq maa ngi koy wax waaw bu ñëwee plateau li tax nga koy gën a ñee xam ne dafa am formation yaa xam bokk na ci ku professionnel bu ñëwee day yomba disturb day ñëw day nekk ci yu bëri mais bu ñëwee daar personnage bañ ko waxoon ne dangaa war a mer ci yoon bi buy ñëw wala bu ne daaral dugg ci biir da ngay sentir ne dafa mel ne ko xaw a crispé ndekete mu ngi ak moom bu ñëwee daal commencé na mer balaa mu yegg si déjà commencé na ko jël texam commencé ko maîtriser ñu nit ñu war a jàng si ñoom xam nga ñoom li may wax rek aar bi fayu leen et je pèse bien mes mots parce que ku def formation jaar école fay def théorie def pratique ba génn dayoo bi nga war a am dafa mel ni maison de produit duñ la ko jox liggéey bu metti bi mu daj man tuuti na ci sama làmmiñ mu lompoñ ci wax mais moom rek moo la ko mën a expliquer est-ce que xam nga ne ñoom dañuy jubbanti ñun ak réalisateur ak metteur en scène ci plateau mais ku yàgg ci teen baag faaw mu fekk la fa alors Aïcha comme li ma wax sànq il faut que les gens sachent que liggéey bi dafa sérieux ay bind la ay expression la ay position la ay gestuelle la non mais c'est tout un travail on se lève pas pour être acteur absolument je suis d'accord parce que soo gisee ñi nekk Hollywood Bollywood Nollywood dañ ko jàng ba pare ça prend du temps am na ñoo xam ne nag dañu am le don d'être voilà d'être un bon acteur mais fii Sénégal on voit surtout depuis un bon moment beaucoup d'acteurs sur le marché te lu tax suñu invité bi neex ma on sent dans son rôle qu'elle joue avec la passion waaw justement mi ngi koy wax acteurs yi bëri nañ léegi yow sa xalaat ci wàllu woowu xam nga loolu ci domaine yëpp la même animateur yi dañu bëri mais gis nga nit boo jógee di def dara xam nga man lu ma gën a metti dama ko yàgg wax nag boo demee ba amatoo looy def nga ne xaaral ma dem nekk artiste boo nekk ci quartier bi nga nekk di reetaan loo waate ñu ne demal defi théâtre comprendre ñu waaw yow demal defi théâtre parce que da nga mën a reetaan loo waate te fekk na ñun dañuy joxe ay leçons dañuy conscientiser les gens. véhiculer un message. waaw di waaw exactement. di véhiculer ay messages yoo xam ne peut-être dañ ko wax dans l'humour mais di nga xam yow li ñu bëgg a wax. tout à fait. mais nag wax dëgg neex yàlla métier bi moom. yaatu na de. mais ku nekk xam nga yaay kan. ku ci nekk aussi xam nga li la ci dugal. nga jàpp li la ci dugal. bu fekkente ne yoor mi nga jor baaxul. nga jéem a xool ci ñi nga xam ne ñi ngi def lu baax. nga jéem leen a roy. tout à fait ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax Adjara mbokk yi di fàttali tey mooy suñu invité waaye nag ki nga xamante ne moo nekk suñu album bi mbokk yi dañuy delluwaat ak moom bu ko defee ñu wëyal émission album Ramadan. conseil santé yi may joxe rek mooy bu ñu jàpp ne que weeru koor du période la boo xam ne da ngay or diir rattrapé ko soo dogee déedéet loolu moom boobu ñu sax même bañ a or parce que du loolu la ñu recommandé li ñu recommandé mooy vidange xam nga organisme bi tube digestif bi ak yëpp ni muy fonctionner tey jii nii maanaam 11 mois yaa ngi jël di lekk nu la neexee di naan nu la neexee et cetera dañ ne ba jëlal weer boo xam ne da ngay defaraat sa yaram. noo koy defaraatee nag da ngay fexe ba toog diir doo dugal dara ci yaram bi mooy def vidange. mais après nga jël tuuti li nga xam ne lu baax la nga dugal ko sa biir yaram nga xam ne lu bon li day génn lu baax li dugg. donc di conseiller nit ñi rek ne que perte poids sax c'est normal. ci koo xam ne dafay or.
nit ñi man daf may jaaxal dañu naan damay perte poids donc damay jéem a rattraper déedéet perte poids lu baax la de temps en temps chaque année war nga toog fexe ba perte poids parce que boo dul perte poids chaque année di nga jël poids. moo tax ngay gis ñoo xam ne Sénégal malheureusement c'est le cas. boo dépassé 40 ans rek da ngay gis nit ñi commencé di jël poids ba benn instant. di nga jël 30 kilos te doo ci rendre compte parce que chaque année di nga jël 3 kilos di nga jël 4 kilos et cetera donc loolu tey weeru koor moom moo mën a régler lu bëri loo xam ne ci wér-gu-yaram la bokk donc vraiment dañu soññ nit ñi di leen soññ également ñuy naan ndox bu bëri période bi entre bu ñu dogee ak fi ñu xëdd ñuy naan ndox bu bëri hydratation bi moom moo ci ëpp solo su jàpp nañ ne nit koo xam ne ndox rek la yore mun na togg weer ak fukki fan di dund te ndox rek lay naan donc bu kenn jaxle bu fekkee ne toog nga quelques heures lekk ko del naan lu bëri période bi nga xam ne moom mooy période bi nga am possibilité lekk. waaw dañuy wax dëgg yàlla di gërëm Malcolm bu baax a baax le docteur Malick Ndiaye alors Diop Malick Diop plutôt mais Ndiaye et Diop waaw Ndiaye et Diop je pense que ci ndogu bi yow mi koor gi dala jàpp ñan ñoo koy simmi waaw parce que ñi sant Sarr mais ñi sant Sarr nag ils n'ont rien entendu alors il parlait tout à l'heure de May yow comme yaa demoon def reportage bi de vidange et je pense que loolu ñëpp d'accord nañ. waaw jullit ñeeg ñi nekkul jullit. ne que c'est important durant l'année. au moins nga jël benn mois. alors il parle d'hydratation boobu loolu je pense que il faut ñu ñëw ci waxtaanee ko ba noppi nag ñëw ci leneen mooy que nee na perte de poids bi c'est normal alors que ñun culturellement. yow da ngaa jeex di. en tout cas si on doit te marier su fekkee dañ la war a takk. après koor gi duñu la takk parce que on va dire non que tu as maigri. behind the garden bi dina deñ. les koñoño dina deñ. alors que koor moo ko laaj. absolument. te hydratation bi. parce que man il faut que ma wax parce que avant moi je ne buvais pas. ok. en fait je savais pas boire parce que il faut nga xam ni ngay naane. tout à fait. dafa am étape. da ngay dog rek. naan café lekk mburu rek commencé di naan. doo reer de. doo reer et loolu c'est quelque chose boo xam ne dama ko jàng. dama ko lire. di déglu ay médecins di laajte. parce que dama doon dog après je ne mange pas jusqu'au lendemain. da ngay sonn poids bi sax. fa la jaaree. loolu moo ma jaaxal parce que honnêtement je n'y arrive pas quoi j'arrive pas à vraiment manger mais may ñu ñëw ci santé bi ak docteur parce que hydratation bi mu wax am na solo. perte de poids bi nañ ko dugal suñu bopp nekk loolu dafa normal. voilà c'est ça waaw mooy asaka bi rek xam nga loo gis lu nekk. bu doxee at ba at. faw ñu génnal ko asaka. absolument jëmm doomu aadama bi tamit faw mu am loo xamante ne dana génn ci moom. asaka la mu ñàkk génn sax wóorul. xam nga lu tax ma ne la wóorul. ñàkk génn bi mooy feebar mooy ñëw fëgg. feebar mooy ñëw fëgg te di nga jeex bay force bu boobaa boo ëttuwul la waroon a génn ci asaka day multiplier wu par 10 wala par 20. donc ñu woor ñu wér foog yaakaar naa ne livre bi loolu la wax sax tailleur bi ñu fi indi woon keroog mu ngi koy wax. nee na dañ ne wooral. wéral donc ñi nga xam ne mën nañ ko nañu woor tegu ci mbirum ndox bi nag moom je pense que ne wax nañ ko fi dañ koy waxaat tamit parce que la répétition est pédagogique yaramu doomu aadama dafa soxla ndox bu baax parce que ndox bi dafa am rôle bu am importance bu muy jouer ci ni deret bi di circuler woo ci organe bu nekk ak tamit ba ci cerveau bi nga xam ne moom mooy doxal lépp mooy dicter mooy joxe ordre yeeg yooyu donc nañu ñi farataal di naan bu baax comme ni mu ko diglee mais ñu koy espacer maanaam par 30 minutes wala par 45 minutes ba nga xamante ne xëdd jot na. Malcolm comme li may wax rek je pense que c'est important à chaque fois di am ñu mel ni docteur Malick Diop ñeneen ak ñeneen di ñu gindi ci weeru koor bi parce que ñun ñu ci bëri xamuñu exactement comportement yi ñuy am. effectivement voilà. moo tax sànq bi muy wax maa ngi gis sama bopp ci moom. dafa wax lu am solo. yàlla day génnaloo asaka doomu aadama. ci jëmmam ci côté bu ne. am na asaka par heure. par jour. par minute ak par tierce. tierce bi mooy booy noyyi loolu asaka la bi dugg bokkut ak bi génn bokkuñu molécule bokkuñu dara ndox mi nga naan li ngay génn tamit asaka la c'est normal mais weeru koor lu tax mu assez spécial dañ ko foogoon pour jullit ñi la rek yaay booy mais dañoo ñëw àdduna bi yëpp d'accord ni jëmm doomu aadama bi comme oto il faut que mu def vidange
il faut que mu génne lu bëri il faut que mu def pause battement de cœur bi xam ne graisse bi bu bëree day tax arrêt cardiaque day maanaam day tar te ñun suñu jigéenu dëkk dañoo taaru te leen taaral bokk nañu am tuuti poids mais c'est yéen a koy exiger mais bul tooñ mais gis nga foofu yaa xam daf ci am solo et puis am leneen loo xam ne ñaari ponk yoo xam ne ñun duñ ci bàyyi xel mooy weeru koor bu jotee dañ naan dañuy yokk lu ñuy sport Sénégal loolu lañu tàmm pourquoi parce que c'est en vogue comme acting ak et cetera bu ñu dogee dañuy bëgg a lekk ndoo lu bëri en même temps par contre ñun ñi nga xam ne am nañ maamu Saalum Saalum bu ñu dogaan bu ñu lekkee tàndama sama maam Kéba Wilane yàlla na ko yàlla dem daf ñuy jiite bàyyi jigéen ñi defar mais ñun mu jiite ñu te bu jiite day jël temps bu yàgg ci taxawaay bu yàgg boobu mu ngi ñu doon jàngal di not suñu naf su ne dañoo war a jël suñu temps bu ñu paree ñu daal di naan lu tàng biir bu ubbeeku mbaxalu Saalum yeeg yooyu doog a ñëw te bu ñëwee dinañ toogaat presque ba avant ñuy tëdd geewee bu lekkaate tuuti daanaka la ñuy lekkaate après da ngay am appétit et le matin tu vas pas être alors loolu yëpp Adjara ay jàngat la ndeysaan maa ngi dégg sànq Malcolm bu muy wax maa ngi xalaat naan mi ngi wax affaire noyyi bi ma ne ndeysaan soo amee problème mu noyyi oxygène bi dañ la koy facturer waaye nga xam ne yàlla baax ñaata at la ñu dund ñun di noyyi gratuitement kon nag nga xam ne kooku nañ ko gëm rek ay yow yaa xam kenn du kooku kenn du moom sama waa jooju kenn du moom gis nga biñ koy teg léegi maa ngi naan yàlla ci boppam xam ndax dafa def liggéey bu nekk dafa am congé kon ñun weeru koor mooy weeru congé dëgg la mooy congé lan mooy da ngay chaque jour da ngay xëy añ reer ndékki da ngay ndékki añ reer mu ne la jëlal congé ba ngoon kat nga ñëw a defaraat sa bopp moom moo ñu gën a xam suñu bopp moom et puis boo gisee les 3 grandes religions yëpp dañu am koor et puis ndax ñi nga xamante ne bi sax macha allah xëy na gëmunu d'accord nañ encore ne que koor dafa baax ci yaramu doomu aadama ci biir koor bi dañuy dem ci gastro parce que tamit macha allah lekk gi am na solo waaye nanu koy lekkee aussi am na solo ñu dem xool docteur Malick Diop lan la wax ci wàllu woowu mbokk yi dellu si waat kaw tàmm def damay jël sama gerte caaf tàmbali ak sama dute naan ba naan lu tàng donc taxaw su ma taxawee foofu taxaw dem julli ma jullee ba pare nag xaar tuuti nag ba nga xam ne tube digestif bi mi commencé dafa mel ni vidange rek oto bi ñuy vidange dafay laaj nga échauffé ko donc foofu lay tàmbalee bu ñu tàmbalee ci loolu nag après man damay naan ndox mu tàng ndox mu tàng lay naan ndox du ma naan ndox bu sedd xam nga soo xoolee boo demee tey jii nii Chine ñoom ñoo ëpp centenaire ci àdduna wërngal këpp mais Chine doo fa gis kuy naan ndox boo température ambiante ndox bu tàng rek la ñu naan parce que tamit dafay am nu muy liggéeyee vaisseau yi ni muy liggéeyee également ci biir yaram bi ba nga xam ne du fasu daal sa tube digestif tamit dafa luy dund la donc ngay utiliser ndox bu tàng man nag des fois de temps en temps ci ndox mu tàng boobu dama ciy dugal tuuti nebedaay wala ma dugal ci tuuti korosol mais kii bi korosol bu wow bi donc dugal ko ci tuuti rek pour mu am tuuti bu également pour mu loo xam ne la tamit dafa baax ci organisme nga dugal ko nga naan donc soo naanee tamit nga bàyyi encore ba ndox mi dugg bu baax parce que dafa am li ñu naan osmose moom moo nekk ci biir yaram bi c'est-à-dire milieu intérieur bi xaw ma loolu tamit foog ñu expliquer ko dafa am ay cellules yoo xam ne mën nañ jàpp ne ndox bu bon bi dafay dem ndox bu baax bi ñëw après ma tàmbali naan supp bi may naan nag supp dañ ko ooyee supp harira supp boobu ci bi ma nekkee Maroc boobu laa gën a laa ko tàmmee tàmbali di ko naan depuis boobu ba léegi donc ku jàpp 1985 ba léegi donc weeru koor supp harira ñun famille bi yëpp moom la ñu utiliser buñ ci paree nag dem ba après naafila mais période boobu nag après nag mun nga commencer di naan parce que hydratation bi dafa am solo donc bu ñu paree ba geewe jot jël loo xam ne vraiment c'est super léger bon en général dafay nekk jën bu ñu lakk wala ganaar bu ñu lakk wala yàpp bu ñu lakk donc en général loolu loo xam ne bëriwul diw donc yooyu daal lay jël après le matin nag mooy matin bi mooy xëdd moom soit ma jël tuuti laax wala tuuti ngalax wala tuuti nu mu tuddati caagri wala de temps en temps ma jël meew ak croissant donc en tout cas
lu léger après naanaat encore ndox mu tàng après continuer. waaw May dañuy gërëm di sant bu baax a baax Ndeye Anna madame Diop ci liggéey bu rafet bi ngeen ànd def ko alors mu ñëw ci suppu xarira maa ngi nuyu la belle maman Dieng laajoon naa ko fi tamit parce que suppu xarira am na ñu bëri ñu koy jëfandikoo ci weeru koor bi mais il mange ça et je pense que li muy wax daf ko xam yaa xam li muy wax daf ko xam ba pare li muy lekk effet bi muy def ci moom dafa feeñ ci xar kanamam xaw ma ndax gis ngeen ko te kuy def sport sa kanam dafa am nu muy mel day am benn leer bu spécial bu ciy nekk boo xamante ne du nekk leeru diwu du nekk leeru est-ce que leer bi leeru highlight est-ce que yow mi ngi si mbay nekku fa mbay est-ce que Ajara mi ngi si yow déedéet nekku ci man fu leer ma jaar non c'est que yaa xam leeru sport leeru xaalis ak leeru kii bokkul ak leeru diwu du benn ak leeru diine ak leeru diine et je pense que ni bon c'est tout à notre honneur am invité bu mel nii parce que plus ñuy dem ci biir album bi gis nga ñuy découvrir nit ki di gis ne ndeke nit da nga koy séen nii rek mais doo xam la mu daxañ ci moom ak li ne ci moom image yi waxal nañu seen bopp gis nañ ne taalibe la vraiment parce que bañ demee di tourner ñun fi ñu ko fekk dañu dem déjà avant takkusaan lañ dem donc ba heure julli jotee rek daf ñu ñaan nañu may leen ma julli après ñu door a àggale looloo tax ñu am image yi sax d'ailleurs damay ñëw ci il faut que ma taxaw ci li may wax parce que defe naa ne religion bu nekkee da nga judd ci benn religion am na tamit luñ la sas alors lu mu wax ne may leen ma dem julli defe naa ne loolu tamit faaw ñu tàggat ci suñu bopp d'abord balaa ñu ciy tàggat keneen mais dafa nekk lu am solo du ma wax ci weeru koor mais tout le temps en général xam nga man damay faral di wax naan julli dañ koy tàmm dëgg la gis nga julli dañ koy tàmm parce que yàlla xam nga yàlla moom il est patient moom da lay toog di la xaar loo def baax na waaye yéen kër yoro fi ay liaas yu diim bi day toog di la xaar mais bu fekkoonte ni rek yow patient wal kon dëkk bi ku def dara mu ne la ciix njël yóbbu waaye dafa toog di xam ne comme sàcc bu dul rëcc day toog di la xaar donc nag yow il faut nga tàmmal sa bopp julli ndax nit a ngi jàng alxuraan xam li yàlla wax taxul mu respecté julli parce que tàmm ko mais boo ko tàmmee moo ci bas âge nag lañ koy tàmmalee sa njaboot gis nga boo jëlee sa njaboot nga teel leen tàggat ci julli ñu tàmm ko fu ñu mën a dem bu heure bi jotee du ñu toog du ñu taxaw dañuy julli par force donc nag il faut ñu tàggat ci sunu bopp tàggat ci sunu njaboot aussi très bien alors oui ci xarira bi tamit waaw parce que peut-être aussi juste rappeler que ne boo gisee moom mu abonné ci xarira bi parcours am aussi parce que sànq mu ngi koy wax ne doomu diplomate la papam nekkoon na ambassadeur en France qu'il était à Bordeaux nekkoon na tamit Inde si boppam la njëkk nekk parce que nee na il a vécu là-bas pendant des années et des années ba muy dem boobu moom xale la 4 ans la amoon mu jógee foofu dem Maroc aussi yaakaar naa ne fa la ko virus bi duggee et mook Aïcha ñoo bokk passion mais gis nga virus boobu Maroc en tout cas daal xarira bi moom macha allah sénégalais mais Aïcha doo ñu baaxee xarira ñu def au moins version bu Sénégal sax non amul problème mais wala mën nañu am di ci dem yëpp fii pourtant xarira mën naa la indil koo xam ne waaw RTS2 su ma ko woowee dina fi ñëw et puis dina leen ko def anam bu rafet mooy doomu Thierno Alassane Dème bi Baye Khalifa Dème actuellement jóge na extérieur mu ngi fii Sénégal ubbi na entreprise mën na fi ñëw defal ñu lu doy waar te ñun rek ñoo koy am parce que defal ko kenn waaw xarira bu doy waar moom made in Sénégal lay doon bu doy waar xarira xam nga soupe marocaine la soupe algérienne mais Andalousie la jóge l'experte lam jàng bëri mbay Andalousie la jógee te on sait tous que l'Arabie a colonisé l'Europe pendant 8 siècles donc am ñoo xam ne dafa jóge ci ñoom ñëw mais ñun on s'est tellement consommé la soupe harira pourquoi soupe harira am na pois chiche am na persil am na tomate am na oignon am na ndox bu bari am na xorom dañuy bàyyi kër bi tuuti ci weeru koor gi léegi soupe harira soo ko naanee vertu yi yëpp léegi nag yaay xool ndax da ngay def sa ay épices ak sa ñoom seen ci biir mais lu tax ñu koy tàmm ci weeru koor parce que ça désaltère donc ça fait un repas et de l'eau en même temps et c'est léger c'est très léger et boo ko ndogee tu vois en fait ça facilite la digestion et le transit surtout suñu caameen bi ngeen baal ma suñu imam bi si koñ ba caameen la caam la sant est-ce que yaa xam nga bëgg a tooñ rek jabar ji defal ko supp xarira mu woor ba ay 18 heures ndeysaan daal di woo soxna si mu ne ko caam mu ne ko damaa bëgg supp xarira bi nga tàngalal ma ko tey moom lay ndogo loolu dafa baax ndax no biir bi
18h jot mu ne na laal tuuti rek nelaw tuuti. mu départ te moom dafa faral buy nelaw kenn du ko yee. ndeysaan mu nelaw ndogu bi passé mu nelaw ba 6h30 salaatu xaru mi nal naw mi ça s'est passé depuis hier. kon 24 heures ndeysaan mu toog di ko xaar mbay comme ni nga téye sa big bi rek def mu nga naan ni di muuñ rek yow toogaat ci buntu kër gi mais barki Rasulullah xamatul kuy président actuel du Sénégal mu nga toog rek yor kurus bi mu ngay wérde rek mais wérde bi sens contraire xam nga ni la ñu wérde moom day def ni à sens contraire tellement day delloo temps bi ba dem na may dara nekkatu fa yow toog jékki-jékki 18h encore jotaat jabar ji romb ko comme ni ko yaa xam solo rafet ndeysaan palmaar romb ko ni ko sang bi caam ñu ngi lay ziar mu ne ko yow gañe nga ma de xam am na fu ma la xam ay yow ton visage mais familier. waaw mais c'est que dem na xam nga doom da nga juum ci sant bi kooku Sarr la sant. caam la sant bi. ñu continuer ak suñu xarit Adjara nekk tey invité album Ramadan alors Adjara dañuy ñëwaat yow nag ci vraiment li nga xamante ne bi mooy sa liggéey macha allah nga bokk ci ay série yu am doole. am expérience bu mag ci wàllu 7e art. donc ñu bàyyi la xëy na nga ñëwaat ci loolu ak les faits yi nga xamante ne ñoo la gën a marqué ak rôle yi la gën a marqué ci sa carrière. waaw bu dee rôle yi ma gën a marqué moom bu dee Théâtre Sorano defe naa ni kujje kii laay wax nu mu tudd ñoo yem képp parce que boobu gën na ma marqué parce que li gën a neex ci sunu métier mooy surtout théâtre bi da ngay toog di théâtre di reetaan loolu neex na de. laay laa man Sorano fii fan yi ba ma ñëwee damaa fecc ñu wax man damaa namm lii. wallaay ndax da ngay ñëw ñi woyal la. gis nga Covid bi ñu amee. damay parenthèse foofu rek. non tu as raison. ñu toog suñu groupe WhatsApp bi ñuy waxtaan lu ngeen namm ku ne ay waay namm naa Sorano ma ne man xam nga lu ma namm. ba ma toogi bu may toog di ndekki fële. yéen géwél yi da ngeen ne ci kaw di ma woyal. wallaay seen woy yi ma koy dégg di ndekki ndànk. Aram Camara ne bon. kon foog nga fay donc milieu artistique wax dëgg neex yàlla gis nga artiste. déjà amul fay. kenn mënu ko fay. dëgg la ndax bu stressé da lay bégal. bu amee problème da lay bégal. dëgg la te gis nga neenu mu lay bégalee noonu lay bégalee boppam ñun ñoo gën a jëkk a bég. moo tax loolu ñu koy transmettre nit ñi ñu di ko. mais est-ce que tu sais que Cheikh Guissé mi toogoon ci sa place bi démb. il a dit exactement la même chose c'est-à-dire que li nit ñi di yëg léeg-léeg ñoom dinañ yëg lu ko ëpp moo tax transmission bi di yomb. yow ñun fii da ngay toog li ma lay wax avant ci sama kii bu ñuy def ñoo yem képp des fois da ngay ne ci scène bi xaqataay na mettre en scène bi may ma tuuti rek parce que dootoo mën a muñ yow dootoo mën a muñ li ngay jouer da ngay ree ba bëgg dee mais des fois nga gis ku yëg ci kaw scène bi sax di ree ndànk ci biir wala kenn def dara muy ree bu génn ne yow xoolal kii lu mu def ngay reetaan parce que loolu sant yàlla parce que notre métier nag ay passionnant quand même. waaw léegi planche yi c'est-à-dire que tey jouer film ok dañuy jouer ñu monter mais li nekk ci live théâtre dafa nekk lu extraordinaire. waay la foofu nag moom mooy dëgg nag. dëgg la foofooy dëgg imaginer nga wax gis nga man fan yi dañuy monter benn spectacle ñu war a ñun poème rek la ñuy def. damay jékk dëkk tëdd sama kalaf sama doom bi ne ma waaye yaay looy wax ma ne ko non sama texte laay jàng mu ne bu dee waa ma nekk dans le noir yaay lan la ma ne ko texte bi xam man ka dama foog ne dafa am lu la jot wala da ngay waxtu ma ne déedéet texte bi rek laa nekk parce que damay bëgg sama texte déjà boo ko maîtriser. da nga koy maîtriser exactement. boo maîtriser texte bi il faut aussi nga jaarale phrase bi yoon. donc parce que affaire yi doo ñëw rek xam nga intonation dafa am solo. gis naa leen ngeen di matt bi. waaw bu ngeen ñëwee plateau di matt bi ñoom bu ñëwee plateau da ngay gis ci bëri ñu matt. articulation c'est la diction. waaw articulation c'est-à-dire tout est important. surtout nag si planche yi nga xamante ne bii amul rewind. amul montage. c'est du live and direct. alors dañuy dem nag mbokk yi ñëw ci benn extrait parce que nag suñu invité day faral di nekk ci ay série di fa def liggéey yu rafet mbokk yi ñu dem dellu si waat. J'ai appelé, c'est pour qu'on se retrouve entre père et fille. Vintage, je t'en prie. Toi aussi. Approche-toi, qu'on fasse la paix. waaw lu xew soxna si. Raïcha. lii lan la waaw saa lu mu def nii.
waaw doo muy sax c'est lii de bu ma laal man. Qu'est-ce que c'est ça? kii mu ngi sang de. tooyal nga sama yére yi yëpp. man daf ma sang. comme yow da nga ñàkk kilifa ñàkk kilifa weesuwul ngay ñëw di jël sa place baay te tàggu woo ma boo ma tàgg woon ba ma waajal la kon di nga xam ne problème yii ngeen fi am du ngeen fi am. looy wàcc. xoolal kii tegtal bi yéen ñaar yéen a ko war a def ku ci nekk nag xaaj yow boo diwee sa bureau ba mu tooy sotti ba mu tooy nga jox ko mu wis bureau ba mu tooy. bu bàyyi kenn nag yow. man sama bureau yi man new ma ci de. te ban Mazel Seck foofu mu nekk foog ngeen dindi benn karo dafa am lu ma fay suul loolu la sëriñ ba wax. waa karo. sama yoon nekku ci débrouillez-vous. soos dafa ndànk. dama ne laay may wax dama ne ngeen débrouillé wu sama kër damaa toog saggan ba mu tas ka xaw ma kan moo mal intentionné wu bëgg a ñëw dal ci sama kaw njaboot waaye dama ko dul nangu man duma tabax ay at benn waaye yàlla jóge fii ñëw bëgg na ko rajax maa ko nanguwul. loolu nag nu koy fajee nga ne nii. waaw ndax loo dugg ak neen génn ceeg neen. waaye nekkul. yow dooma bàyyi yow lu la dal yaa ko teg sa bopp ndax dangaa saggan dëkk bii nag saggan boo sagganee lu raw lii la dal moo lay dal. waaw kon dafa mel na sàggan day baaxul waaye sànq Ajara yaa ngi koy wax te dëggal nga ko ci extrait bi ñu indi léegi mooy que li ngeen di jouer dafa war a yeete et lii defe naa ne am na ñu bëri ñu nga xam ne yee na leen. waaw ndaxte xam nga ñun nag on a nos propres réalités. absolument ndax nag lu ñu tubaabe aussi am na lu ñu fi maam bàyyi. dëgg la te maam nag. li mu fi bàyyi du ay fo. du ay caaxaan. donc nag loolu ci ñun la bokk. ndax àddina mu foo dem am na ñu baax am na ñu bon. dëgg la. donc nag yéen a ma gën a xam Sénégal nu muy dox am na loo xam ne mu junj daal doy na borom xel. luñ fi film lu ne dafa am. waaw mooy en tant que acteur li ñu bokk. gis naa buñ ko joxee plateau. ne limité nañ ko ci porte bi. bu dugg see li muy njëkk a def mooy occupation scénique foofu nag mu daal di delluwaat ci théâtre gis naa bi nga ñëwee théâtre nga njëkk a indi wis si affaire yi occupé scène bi te loolu actrice yu bëri mënuñ ko. après ci loolu la ñëwee ci les 3 P nga ñëw ci pensée parole pensée plastique nga doog a ñëw ci parole est-ce que mën nga ma détailler ñaari nga boole te daanaka bokkut nga jël 4e art rof ko ci biir 7e art occupé scène bi. waaw xam nga il faut que tu sois tout à fait dans le personnage. il faut nga nekk ci sa personnage dëgg. gis nga li ma joué fii léegi li nga wax dëgg la parce que aussi metteur en scène bi wala réalisateur bi man pour man dama naan il faut faire ce que tu sens. des fois mu ne la defal lii te fekk yow sentiroo loolu. li nga gën a nekk à l'aise moom ngay def parce que aussi il faut aussi essayer de jouer juste. oui parce que bu ma ñëwoon rek def nii dafay mécanique. waaw ñëw rek jëlal ne la nii mais day mécanique. yow sax doo sentir loolu. yow bu fekkente ne li ngay def da nga ko sentir. doo mécanique te yow ki lay seetaan day xam ne yow lii ngay def dëgg la. mais yow pour nga convaincre ne il faut que tu sois. convaincu d'abord Aïcha am na lu ma jaaxal. léegi jooy yi parce que léegi nga gis nit ku jooy ba nga. mais c'est que yaa xam toi je t'aime de. nga ànd ak moom di jooy. parce que ba ñu yaakaar ne jooy la dëggantaan. parce que question bi ma posé Raïssa. parce que c'est l'actrice. c'est que ñenn ngeen ni comment vous arrivez. à pleurer de telle sorte que ki lay seetaan sax. ay rangoñam day topp scène bi. waaw comme li ma wax léegi xam nga li ngay def boo ko gëmee. ki lay seetaan da koy percevoir sans problème. dëgg la. kon ñiy jooy. c'est parce que li ñuy jooy dafa nekk dëgg ci ñoom. d'accord xam nga dama dajeeg benn xale bu jigéen bu jiyee benn série bu mag ñu woon ñu ci benn casting. ñu toog elle est animatrice comme vous mu toog mu jékki-jékki mu ne ma dañ ma ne naa dur. te man mënuma loolu. ma ne ko ma ne ko. tu as vécu des situations similaires. mu ne ma ne ko il faut penser à ça. d'accord. xalaatal loolu. boo xalaatee loolu mu ne ma ne ko bàyyi ko muy défilé ci sa bopp mu ne ma ne ko boo duggee ba yow booy xalaat yow fi situation yooyu nga dund rek. déjà sa caractère day ñëw sa kanam day ñëw ça fait que boo duggee rek tu es dedans. moom lañ jox rôle bi moom lañ jox premier rôle bi mu joué ko donc loolu la mais jooy man moom damay jooy. man damay jooy yow bëggee bàyyi ma maa ngi jooy ba bëgg a dee. man damay jooy mais am na ñoo xam ne am na aussi boof
loolu la daal dañuy jooy. dans la même veine waaw je voulais juste tamit lui poser une question par rapport ak rôle bi nga xamante ne moom la joué ci extrait bi ñu gis léegi muy série bu doon daw fii Idole. Raissa man am na benn séquence boo xam ne man moo ma gën a neex ci série bi mooy ba ngeen di waajal préparation ba pour dem pale ba. Première dame par force maanaam ni mu duggee ci powu première dame bi. waaw. bëggoon naa nga ñëwaat ak ñun un peu si. boobu nag duma si wax ndax yéen ñi yéen a ñu pare newul moo tax ñun demuñu fa pare man sénégalais yu bëri dama leen may rek ndax boobu parrainage la. ñun dem nañ fi fu ne campagne nañ Sénégal. man déjà man nekkoon naa première dame ba commencé teg samay pion. waaye yéen kenn parrainé lu ma. man fi mu bëgg a ñëw mooy am na loo xam ne xëy na. du mën a bokk tey ci waxtaan bi. mais dafa lëmbe àdduna. te fii c'est la 2. on est tellement proche du peuple ba li leen soxal ñun dañ ciy dox. est-ce que xam ngeen ni jamono ji acteurs yi gën a sonn sportif boobu bu naanoon ndox bu paree match. parce que les chargés de prod bu ñu defee 3-4 mois dañuy dawal oto yaa xam. le producteur pareil. gis nga mu ngi yëngal bopp ta pare bu ma scénariste bi lu leer laa wax de scénariste bi pareil. dugal site internet bu la neex voilà donc site internet yi am yëpp. moo ci ne pourquoi un chargé de prod 3-4 mois mu dawal oto et une actrice comme moom def ay at yu metti ci plancher ci caméra yi comme moom mënuñoo dawal mbége c'est-à-dire loolu laa la bëgg a laaj tey li ñu ma doon laaj moom laa lay laaj. rapidement. waaw rapidement waaye Yacine yaa xam loolu moom. c'est-à-dire loolu il faut benn plateau. waaw spécial. il faut un plateau avec May. loolu moom. waaw c'est-à-dire xam nga li ma wax rek métier bi. yow loo bañ am na ko nangu. dëgg la. man su ma ñëwee ñu fay ma prix bii. ma ne dama ko joué. dañ naan bàyyi ma seeti diw. dëgg la. looloo tax waaye ñun ñii ku ci nekk xam nga li ngay jar ndax man de danee naa man duma nekk ci école des arts di yendu foofu di añee pinton ba tàyyi ma ñëw nga di ma jox miette ma di ko jël ndax nag sant yàlla maa ngi liggéey maa ngi yor sama salaire mais nag bu fekkee yow da ngay wut bës bëgg a feeñ mais luñ la jox nga jël. c'est-à-dire que nag différence bi mooy ñi bëgg def buzz ak ñi nga xam ne dañu bëgg def carrière. liggéey dañ ko def carrière alors comme j'ai dit mënuñu wax yëpp ci émission bi je pense que on reviendra sur d'autres sujets ak May ci wàllu culture tout simplement mbokk yi ni Aïcha li mu wax dëgg la émission bi dafa gaaw Aïcha c'est terminé. oui c'est terminé yaa xam. oui déjà kontaan naa trop. émission bi neex na. comme d'habitude maa ngi remercier ki ma solal. macha allah merci. Madame Cotignan. Très jolie. Merci. Numéro de téléphone 77 658 18 96. Alors laata ñuy jeexal nag Aïcha dama bëggoon parce que il faut que tenue bi tamit ñu gis ko bu baax a baax ba noppi nag ñu teral ki nga xamante ne bii mooy suñu invité. ma bàyyi la nga jug nànk doxu ivoirienne. non ivoirienne tey daal di jël plateau yi jox ko. De la part de la RTS mbokk yi di sant bu baax parce que à chaque fois nii la ñuy teralee ñi nga xamante ne bii dañuy accepter suñu invitation seen émission album Ramadan la grande Aïcha dem ci Ajara jox ko li nga xamante ne bii moom la ko RTS jagleel alors des na vraiment xam naa ne doo mën a joxe yëpp parce que dama lay yërëm ci jaabante bi waaye jëlal bële nga jox ko bu ko defee rek ñu daal di toog Aïcha moom tàggoo na ba pare. voilà macha allah. drapeau Côte d'Ivoire. Ajara kon comme ñu ngi waaj a ndogu laa ngoog. jërëjëf waa gis nga Aïcha kon nag ma bàyyi la nga toogaat. ba ngeen riche ba tey da ngeen a gën jaabante bi dafay xaw metti kon nag Aïcha ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. plaisir de te retrouver très bientôt ci plateau album Ramadan. Soxna May ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax macha allah liggéey bi am na solo rafet na te à chaque fois invité yi ngeen ñuy indil dañ ciy am njàngat parce que ñun dañuy wax divertissement am na. waaye bu intelligent ba moo gën. waaw wax nga lépp yaa xaw ma sax lu ma ci teg je perds les mots en tout cas merci beaucoup comme tous les jours c'est avec plaisir qu'on partage le plateau vraiment amoon nañu mbégte jàkkaarloo ak Adjara Fall Babou di actrice ak comédienne ñu koy remercier ci disponibilité bi vraiment remercier ma très chère collègue Aïcha Côte d'Ivoire bi moom rafet na trop macha allah remercier également tous les téléspectateurs yi ñu seetaan ak ñi nga xamante ne dañuy seetaan ba pare di ci jàpp ku ci mel ni West
West di beauté tey ñoom ñoo ma may tunique bu rafet bi nga xamante ne Malfa Mauritanie la donc mun nañ leen contacter au 77 423 16 21 merci beaucoup Amina. di gërëm bu baax a baax suñu xarit Malcolm di nuyu encore une fois notre très cher ami Prince dina ñëwaat ci plateau bi très bientôt Malcolm sant nañ la gërëm nañ la bu baax. man mii maa leen di gërëm di remercier aussi sama papa Prince. kaañkat bi bu fi nekkoon instant yi mbalagante nañ maa koy nuyu di ko ñaanal yaram bu dal di kontaan nag di si suñu yaay bi ñu dalaloon macha allah kilifa la di ko ñaanal yàlla yoon bu yees aar bi fay la ci mbetteel ndax yëg nañ ni Netflix ak ñu bëri ñu ngi waaj a ñëw Sénégal incha allah yàlla nga bokk ci ñi gën a valoriser yàlla mën na ko sañ ko yàlla na ko yàlla def parce que ñoom dañoo sonn di remercier techniciens yi réalisation bi et tout Aïcha ak góor gu màgg gi kii du jigéen kii góor la waaw parce que Baye moo ne amul taalibi jigéen bi góor rek la am di la remercier sama yaay ji aussi di jox gars yi dig daje jeudi prochain d'ici là leetu xadri yi waa Masalikul Jinaan pare naa noppi naa maa ngi nii ana garde yi alors di gërëm bu baax a baax Ajara tey nekkoon suñu invité macha allah xame bi yàgg na soppante bi yàgg na macha allah yal na yàlla gën a sopp yal na yàlla gën a jàppale macha allah jërëjëf Ajara. waaw maa ngi leen di remercier ci invitation bi di remercier sama rakk ji may mën a si xale bu baax di ma nemmeeku fu mu toll yow moom maax yow dañoo yàgg te ndeysaan macha allah bëggante li nga wax moo ci nekk ay man yow kii man nañ ànd après nga si meeku jox ma yére waaw di remercier sama doom ji ndeysaan xale bu am respect la ci mag am yartu aussi ngeen may ma nag ma remercier ki nga xam ne moom a solal yére bi yanj bi muy madame Anne nekk ci 2 voies Zac Mbao yi muy def yu baax numéro de téléphone am di 434 03 05 dama juum 434 05 33. très bien Adjara ñu ngi lay souhaiter vraiment ñu jeexal koor gi ci jàmm ak salaam sànq may mi ngi koy wax dafa am ñuy jàpp ci mbir mi alors ki nga xamante ne bi macha allah moo topp ci man di sama rak di madame Mbengue Diela Thiam dafay jàpp bu baax a baax ci mbir mi elle sait combien je l'aime cette petite macha allah ci loolu la ñuy jeexalee di wax rek yàlla na ñuy bëggante. am na solo bu ko defee xéewal am ci dëkk bi xéewal am ci kër yi macha allah di remercier toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi dañu àndoon ak ñun di leen jox rendez-vous incha allah suba pour beneen émission album Ramadan bonne suite des programmes sur la RTS2 au revoir. Trésorier Palman. لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار